parce que bépp situation boo xamante ne ni tubaab bi ci woon génn si seen loxo corrompre nañ ko ba mu tegaat ci loxo tubaab bi yooyu yëpp dinaa ko détaillé am dinaa ko tuddee le corrupteur parce que Macky Sall xelam ak xalaatam yëpp nekkul ci defar Sénégal mais ci corruption la aayee gën a détaillé dinaa ko tuddee le voleur parce que voleur xaalis boo xamante ne le Sénégal di am ñu koy jël di ko détourné ba nga xamante organe yi nga xamante ne organe de contrôle yi waroon yëpp Macky Sall jël na yu parce que xam nañu ñoom sàcc nekk jamono ji dinaa ko détaillé mais nag bii nag ñu béy ko may wax naan saaga la mais nag dañu xam ne ku ñu ne tuer un imbécile saaga Macky Sall c'est un imbécile situation yi nga xamante ne mën na teg Sénégal delloo ñu ginnaaw ci côté démocratie tey le Sénégalais se retrouve sans carte d'identité sans carte électeur malgré xaalis bi ñu jël suñu poche yëpp def ko ci le système bu bon boobu. Et on a payé avec la peau des fesses. 52 milliards. situation bi nga xamante ne moom la teg jeunesse bi. pour jeunesse bi dee ci ndox mi ñu def leen ay esclaves en 2017 moo tax ma tuddee ko l'imbécile. maintenant immigration bi. lu tax ma siy jiitu njëkkee mooy. dafa nekk benn situation boo xam ne képp kuy doomu sénégalais ku judd nekk sénégalais ngay namoo ne yow sénégalais war nga am si am gàcce gàcce gi mooy jaam lañ ñu def ci diggu yëpp adduna bi yëpp bu gisee ñan ñoo nekk jaam ci ñun siècle sénégalais dañ bokk si ñun ñi situation boobu tey nit xale yi ba ñu nekk ci kenn teguñ ko kudul ñu dul sax wax ñi nga xamante ñoo yor ay ndombu tànk Sénégal ñi ci jiitu mooy ndombu tànk politique ñi ci topp mooy ndombu tànk diine ñi ci topp mooy ndombu tànk aada yi nee naa la jeunesse sénégalaise actuellement c'est une jeunesse abandonnée ñi nga xamante ne ñoo waroon jàppale seen jeunesse ñëpp abandonné jeunesse te jeunesse bi jël nañ seen lépp dénk jël nañ yaakaar bu bëri ci ñoom dénk leen ko tey lu wan ginnaaw moo waral tey ci nguuru ñu dem ba Sénégal nekk pays boo xamante ne ay esclave fa lañ juddoo en 2017 bu fekkee ne loolu dayul Macky Sall bu démissionné ñun sénégalais nañ xam ne am président de la république bu ñu demee ci situation économique Sénégal yaakaar nañu wax ne jamono yi ñu toll ni tey Sénégal encore une fois keesu Sénégal amatul xaalis ñu ngi koy répété waat encore une fois Ablaye Wade mag la li ko defee gëm naa ne ay wax yu dul dëgg te dañu am lu ñu ci lekk amatul Sénégal jamono ci ñu toll tey feeñ na ci ñu salaire yi nga xamante ne fonctionnaire yi salaire yi ñu ngi jox leer bi Sénégal mënatul jënd benn machine boo xamante ne c'est pour améliorer situation sanitaire mooy hôpitaux yi mooy amatu ko milieu scolaire Sénégal amatul xaalis mu améliorer système bi Sénégal amatul xaalis mu améliorer environnement boobu ñun Sénégalais nañu xam ne suñu buy avancé dafa am aspect dafa am secteur yoo xam ne mooy tax mu avancé secteur yooyu yëpp tey Sénégal amatul xaalis ñun Sénégal nañu xam ne jamono ci toll nii tey bu ñu nee le Sénégal fait partie des plus misérables au monde mooy amul économie amul dara zéro c'est zéro moo tax ñu ne nous faisons partie des pays misérables loolu bi Abdoulaye Wade nekkee ñëpp xam gisoon na ne avancé ci amoon tey ji dañ ci dellu ginnaaw te loolu ci liggéeyu Macky Sall absolument loolu côté économique la côté bi nga xamante ne ni mooy mbirum justice
justice bi ñu ngi dañ naan voilà Macky Sall yàq na justice bi au contraire ñi nga xamante ne dañu waat teg ci je sais pas ci kaamil lañ ko teg wala xaw ma ciy teg mais dañu waat publiquement li nga xamante ne mooy seen métier bi nga nekkee dara du tax ba li nga xamante ne mooy yoon ñu bañ ko dox ñooñu bi ñuy waat Macky Sall nekkul président bi ñuy waat Macky Sall amagul pouvoir ñooñu ñoo yàq ñoom dañ ko faciliter li nga xamante ne yi nga xamante ne moom lay gën a yokk di yàq justice les magistrats actuellement bu ñu leen leen cité ci les plus corrompus parce que magistrats yi ñoo yàq justice bi jaratul ñuy waat seen serment boobu ñuy def jaratul muy wax kon su ma ko gisee dama leen di yërëm fen moo ko ëmb ñoom ñoo yàq justice su tey Sénégal justice bi nag bu ko Sénégalais jëlul au sérieux nanguwaat ko tegaat ko ci seen loxo nañu xam ne Sénégalais bu ci nekk actuellement yaa ngi justice si gars yi autour ma ne la mën nga nekk benn victime si justice n'importe quand suba mën nga si nekk benn victime ni ci tey Assane Diouf nekkee victime mooy tëj ko ci force Sénégalais boo xamante ne bu yeewoo Sénégal buy nekk Sénégalais ëllëg mën nga nekk benn victime si justice sénégalaise bi ko joxee tey loolu Sénégalais moo ko pouvoir la boo xamante ne ñun ñoo ko moom ñu nangu ko teg suñuy loxo doxaloo ko suñuy mooy loi bu ñu teg règlement yu teg ñu ne ñu nangu Sénégalais yi mooy nangu yëpp amul da nga sant si amul da nga sant Mbacke amul da nga sant Sall amul da nga sant Diop amul da nga sant Fall loolu Sénégalais moo koy dëggalal boppam benn kenn violé loi yi bu boobaa Sénégalais yi dinañu fiir justice bi parce que niñ ko dégg jaay nañ seen ngor yàgg na Macky Sall jamono ci ñu toll nii justice bi dañ ko koy yombalal pour mu def mu ngi ciy tëj ay politiciens yoo xamante ne ay opposants lañu mu ngi ciy tëj ay jeunes yoo xamante ne ñoo sacrifié woon pour mettre ko au pouvoir tey ñu am seen droit wu ñaxtu mu jël leen tëj leen ci kaso bi mu ngi ciy tëj ñoo xamante ne ay nitu diine lañu leen tooñ parce que Macky Sall li ko metti mooy il a déjà vendu son âme au diable moo tax bu gisee nitu diine da koy bañ parce que Macky Sall ñëpp xam nañ ne c'est un franc-maçon depuis 2008 c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable pour lan pour l'argent et le pouvoir moo tax tey ku nekk naan Macky Sall sëriñ bi wax na déglu ko imam bi wax na déglu ko da ngay nax sa bopp kooku xoolal jàmm bi lay liggéeyal jamono ji jàmm bi lay liggéeyal jamono ji donc nañu xam ne actuellement fi ñu toll tey ñun Sénégal situation bi ñu toll encore une fois ñun Sénégalais yi ñoo ko mën a changer dans le pouvoir bi mu am Sénégalais yi ñoo ko jox sëriñ ci pouvoir yi ñu am Sénégalais yi ñoo ko jox te boobu ba tey Sénégalais yi si misérable si situation yi misérable pouvoir yi ñu leen jox dafa bari pouvoir yooyu Sénégalais yi nekk ko jox Macky Sall na xam ne li mu teg Sénégalais yi te ay carte électeur yi ñu leen joxu leen seen carte d'identité moom na xam ne loolu prix boobu da ko war a loolu daf ko war a fay Sénégalais yi Sénégalais yi waruñu ko bàyyi parce que li am tey mu métti ci ko bàyyi ëllëg mu romb jëli li jooy ñu Sénégalais yi mën nañ fi jëlee Macky Sall mën nañ sanctionner mais mënuñu fal on peut pas élire. C'est ça aussi c'est un problème. ay erreur Sénégalais war nañ ko rectifier également mais li ma bëgg a wax mooy Sénégalais yi fi ñu toll tey Macky Sall mën nañu jëmee kanam encore une fois mën nañu jëmee kanam Macky Sall encore une fois ñi ko mettre au pouvoir ñi ko financé jox na leen Sénégal
dinañ dem ba sénégalais dootul jaay ginaar Auchan dina ko Sénégal bi dinañ dem ba sénégalais dootul jaay ceeb dina ko jox chinois yi de fa lañ jëm dinañ dem ba sénégalais dootul nekk maçon dana ko jox marocain yi fa lañ jëm de am na loo xamante ne léegi lañ ci war a jóg ensemble ñu changé ko mais pour ñu changé ko foog ñu nekk benn ci liggéey bi du question ay xaritoo la wala déedéet ku vision la ku gëm-gëm yi sénégalais yi foofu dañu échoué mooy dañu war a toog di bokk gëm-gëm parce que difficulté yi ñuy dund ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo koy dund bokk gëm-gëm boobu mooy tax tey fu ñu jëm ñu booloo doon benn jëli ko fi parce que pouvoir encore une fois soulèvement moo koy jël soulèvement du question violence mooy jóg décider ne kii dafay jóge tey ñëpp jógandoo loolu mooy jële pouvoir mais bu fekkee ne ku nekk day xool intérêt pouvoir bi du fi mës a jóge te billahi bu fi Macky Sall bi mandat man moom nee naa bés boobu na maa tubaab parce que jaratu ko souffrance bi ñuy dund tey dina gën a métti dañu ko xam mais bu fekkee dañu def ba def suñu bopp dañu ñàkk jom ba souffrance ñu accepté ko ba ndóol ñu accepté ko ba nekk jaam ñu accepté ko bu fekkee ne foofu lañ toll si ñàkk jom bu boobaa yi yëpp jaratu ko mais ba fenn lay gëmee Sénégalais changement mooy ñu bokk vision dan benn ci li nga xam ne ñu bëggee suñu réew ci li fi nekk teg fi lu fi gën encore une fois buñ fiy teg li fi gën ko teg ci li nit ki di wax nañ teg ci li nit ki di jëf nañ ko teg ci li nit ki faire encore une fois nit ki ci lan Macky Sall ñëpp doon nañ bëgg xaalis milliardaire la te mënu ko am ci jël ko def ko président tey bu ñu jooy bu kees gi amul dara bu ñu jooy parce que dañ jël un grand voleur teg ko nguur gi bon kees bu du am dara loolu erreur yooyu bu ñu dalaat encore une fois ñu préparé li nga xamante ne mooy ci di def live encore une fois ñu ngi def affaire yu extraordinaire parce que tey Facebook ak plateforme boo xam te ne ñu ngi leen di permettre ñu exprimer mais bu ñu ko yàq bu ñu yàq li ñu am Sénégalais des fois ñu am affaire boo xamante ne ëllëg ñu fullaal ko dañu ko parce que li ci def nii journalistes yi mayetuñu ko presse bi mayetuñu presse Sénégal c'est tey ma tekkiwuma ci kenn de ñëw presse bu corrompu la tekkiwuma ci kenn organe presse yi ñoom ñëpp a corrompu Facebook la ñu am pour expliquer bu ñu koy yàq nañ ciy wax lu am njariñ buñ ciy wax loo xam ne dafay personnel wax lu am njariñ loo xam ne dañuy boole ñun ñëpp ñu doon kenn bokk vision bokk jëm-jëm bokk chemin foofu la ñuy gagné guerre bi xeex bi encore une fois mais situation yi dund ba mu jaral Assane Diouf génn def sacrifice bi mu def sacrifice c'est vrai ce que je dis toujours bi mu jaral kuy live génn li ngeen def nii dafa bàcc li ngeen di def nii yëpp sacrifice c'est dur donc Sénégalais dañu xam ne ñoom tamit waruñu fexe seetaan ba kii di François Hélène kii di Assane Diouf ëpp leen jom ëpp leen ful ñoom tamit nañu jóg li leen war ci xeex bu ñu taal bu ñu yàq suñu alal la système bi fi nekk ñun ñoo ko mën a changé te ñun la def pour mun changé ngir yàlla nañu jóg changé ngir yàlla sénégalais ak nekk benn changé système bi vraiment situation yi ñuy dund tey ba amuñu ndox mu ñu naan situation yi ñuy dund tey ba Sénégal nekk na société boo xam ne jeunesse bi jeunesse boobu tey léegi mais franc-maçonnerie ñu ngi leen di jël ñu ngi leen di récupéré franc-maçon yi dugg nañu Sénégal façon dugg boo xam ni maalaw kenn dafa jéggi dayoo kenn mënu la wax
léegi da ngay gis ba ci loolu yëpp mën nañ ko attribuer à Macky Sall. donc ma wax la benn affaire le jeunesse bi xam ne dafa am yenn génération franc-maçon boo xam ne Sénégal ñu ngi dee jamono ci ñu ngi màgget ñu ngi dee ñu ngi wàññeeku moo tax ñoom dañuy recruter waat. mais c'est la ñu ngi pauvreté recruter ay pauvreté moo defe naa ni pauvreté moo tax. mu ngi màgget mu ngi dee jamono ji remplacer ñooñu dellu nañ di recruter ndaw ñi tey une jeunesse perdue boo xam ne à sa place nag mais bu ñu gisee ay franc-maçon ci kii dafa bëri amul xel donc foofu mooy seen gëm-gëm bëgg-bëgg nañu am gëm nañu xam ne ñi nga xamante ne dañu am ci ñoom yaakaar ñoom ñëpp war nañu ginnaaw dëgg la kilifa war nañu ginnaaw kilifa politique yi war nañu ginnaaw pouvoir bi ñu am ci Sénégal ñu leen ko may parce que ñi ma fi lim ñooñu ñëpp ay paresseux liggéey kuy téye liggéey ñu xaalis Sénégal yi la ñuy tuddee sëriñ bi ñu xaalis Sénégal yi la ñuy dundee moo tax sénégalais moo am pouvoir ci pouvoir bi tegaat ko suñu loxo ci la ñuy amee jàmm bu ñu ko def continuer dund ci effectivement pouvoir boobu ko jëpp waat ko gëm suñu réew mi ñun la soxla nga xamante ne boobu ba léegi amuñu ndox mu ñu naan ñu échec kilifa diine kilifa échec dëgg la ñëpp échec jànguñu liggéey ñu ay paresseux ba pare jamono jii sont les plus corrompus même donc dañ dellu gëm suñu bopp dellu gëm suñuy waajur effectivement gëm suñu aada ñu gëm suñuy waajur daal di gëm waajuru keneen ki la yàlla boole si sa waajur yi ñu ngi leen jox leen éducation bi jox leen exemple yi gën société noonu lañ koy defaree jeunesse bi jeunes yi gëm seen bopp wàññee bi gëm seen bopp dimbali seeni waajur toppatoo seeni waajur effectivement parce que ñu ngi naan commencé kii bàyyi ay waajuram dem di raayal waajur ay tànkam mani la li ñuy jël di dem di raayal Macky Sall ay tànkam di ko tëyal valise ku ko ci jaamu say waajur di nga tekki te doo nañu dimbali dañ ko defal seen waajur xool ay dem ay si affaire franc-maçon yu mel noonu yëpp perte la boobu ne amuñu de seeni waajur parce que tey ku jege say waajur yooyu ne doo ci dugg ku jege say waajur doo ci fooyee ku jege say waajur doo dem ci koy fooyee jeunesse bi ñun jeunes yi ñun man ci wax ak yéen jeune laa ci laa li may wax maa ci jiitu sama bopp nañu dellu am ay conviction yu leer merci beaucoup mais conviction yooyu nga delluwaat ci famille bi da ngeen toppatoo seen famille na ku nekk toppatoo waajuram encore une fois parce que li may wax lu tax ma wax ko mooy li nga xamante ne mooy ñi nga xam ne mooy sëriñ ku gisee li ñu teg ci mooy dañu bàyyi suñu famille bàyyi suñu waajur dem topp leen di leen raayal di leen fóot di leen pompal torox tànge nag fa la njëkkee torox tànge fa la njëkkee effectivement donc man daal maa ngi li ngay wax daal bilan amu fi bilan jarul sa njëkkee li parce que moo xam bilan am moom wax Macky Sall xam ne amul bilan wax dëgg yàlla li fi am nga wax de am mooy situation boo xam te ne moom la jëlee Sénégal on dit la même chose parce que man rendez-vous manqué laa ko wax maanaam ay promesses yoo xam ne dara njëkkiti kese voilà gisuñu ci loolu dara la de toute façon mooy li ngi waxee xool des fois parce que li ñuy wax yi dañ ci jiital suñu ci gis ci en tout cas waxewuñu crise merci dañuy ci gis dañu gëm Sénégal dañu gëm Sénégal effectivement ci jamono ji dem ci réew yi nga xam ne ñun Sénégal ci mën merci beaucoup te ñun ñuy jublu naaj yaakaar la ay Youssou Ndour la ay Wally Seck waaw du dégg nga leen de dégg nga ces joutes là Wally ak Youssou Ndour loolu yëpp gis nga c'est symbolique de la affaire gis nga moom na benn affaire Wally Seck ay Youssou Ndour xam nga lu ñu def sa société bi Wally Seck ak Youssou Ndour ñoo yokk prostitution Sénégal du Wally Seck ak Youssou Ndour mooy artiste ñoo yokk prostitution Sénégal
parce que métier fii la ñuy gis nga xamante ne ñoom yàkkamti lu dul ndaje lu dul soirée sénégalaise loolu ñu sol ci kaw ba ci suuf muy salaire u fonctionnaire ñoom liggéey ñu di ko am ñoo yokk prostitution Sénégal ñoom ñoo yokk prostitution Sénégal amuñu lu njariñ Sénégal Grand Théâtre dañ ko war a tëj amul njariñ Sénégal moo yokk prostitution Sénégal en plus vidéo génne na biir théâtre ay homosexuel di am ay rapport loolu mooy Grand Théâtre image Grand Théâtre loolu la biir Grand Théâtre ci boppam biir Grand Théâtre ci douche yi ñu filmé ay homosexuel ci biir Grand Théâtre mooy ndaje bi nga xamante ne maintenant jigéen ñi gëmoo seen bopp gëm matériel gañ sañse tax ñuy jaay seen bopp Grand Théâtre moo ko yokk am na loo xamante ne Sénégal nañu jeunesse bi nañu gëm suñu bopp Youssou Ndour lan ban njëriñ ay Wally Seck ay tëgg fecc dikk boo xamante ne ndox mi ñuy naan dafa xonk cur ñu tal ay tëgg fecc way sabar musique ñooñu ban njëriñ lañ am na Sénégal ok njëriñ bi am na Sénégal ñun ñoo koy jël nanguwaat ko effectivement ça sëriñ ci bu ñu ko mënoon ñu am njëriñ tey njëriñ boobu amuñu tuñ ko politiciens yi amatuñu ko kilifa aada yi amatuñu ko Sénégal nañu gëm suñu bopp buñ ko gëmul mais fii ñu toog naan ay bilan ban bilan lañ fi wax bilan boo xam ne am nañu ndox mu ñu naan am nañu lu ñu fayoo nit ñaa ngi dee comme ay wañ loolu dañuy mën di dëgg du ay bilan bu ñu xaar Macky Sall ci ay bilan ban sëriñ si ñu ngi leen di jox alal amuñu bilan Macky Sall ñu ngi koy jox alal amuñu bilan kon ñu duñ jëlaat alal boobu def ko suñu bopp nañu dellu gëm nañu dellu gëm suñu bopp Sénégal nañu dellu gëm suñu bopp ñun jeunesse bi surtout réew mi dafa soxla jeunesse jeunes yi nañu dellu gëm suñu bopp bàyyi caaxaan bi ëpp na corruption bi ëpp dafa doy réew moo xamante ne dara waruñu tal léegi Sénégal jóg rek pour Sénégal taxawal Sénégal rek moo fi sës jamono ji moo fi sës ñëpp ñuy rek ñu Rwanda mën a taxaw di mën a dimbali ay doomu Sénégal pour jox leen dund xoolal dañu war a tax Sénégal jaay ko waaw ku ne jël wàllam ëpp naa def on va continuer on va les obliger à respecter les Sénégalais Malaw maa ngi lay remercier ci exposé bu brillant bi comme d'habitude et mu nekk lu am solo di leen wax ni patriotisme nag seen wàll da ngeen ko ci def Malaw yi def wàllam FSG Assane Diouf ñëpp a ngi ci ñun ñi ñu ngi ciy góorgóorlu day leen jël di partager vidéo yi di dem ci page Malal di partager aussi ay vidéo am na solo balaa may dem Assane Diouf balaa may dem waaw li may waxoon fi laay delluwaat Assane Diouf bu ñu moytuwul Sénégalais dinañ ko trahir ni ñu trahir bu ñu moytuwul Assane dinañ ko trahir ni ñu trahir woon Cheikh Sénégal may di dimbali sakk ko koy trahir ko Assane Diouf Sénégalais saa yu ñu yeewoo mu jëne nekk saa yu ñu yeewoo dañu wax tànk dañu xam ne def loolu tamit dafa war a bokk si Assane Diouf yal na ko yàlla doy sutur yàlla aar yow balaa nga dem ma poser la question ci 200 milliards yi Malaw maanaam 200 milliards yi c'est l'événement defe naa de la décennie parce que vraiment au sein de l'attelage gouvernemental des hautes autorités di maanaam am ku ci déclaré ni que il y a 200 milliards qui ont été recouvrés à partir de la traque des biens mal acquis président Assemblée nationale taxaw weddi ko il y a eu un cafouillage on a assisté à un cafouillage après le gouvernement est revenu pondre benn communiqué comme ça laminaire tu vois pour sauver les meubles
yow lan nga jàpp ci 200 milliards yooyu ban jàngat lañ ci war a am. déjà dafa am koo xamante ne ci gémmiñam la génnee muy ministre. parce que damay faral di wax ne nit li mu rendi yëpp mu ngi naaj ci suuf te gisagul dara ñun lii dafay wane ne ñun amuñu pouvoir au Sénégal jamono ji amul pouvoir dafa am pouvoir am à côté Ousmane Tanor Dieng am pouvoir am à côté Moustapha Niasse pouvoir am à côté ku ci nekk di doxal lu la neex 200 milliards yi alal ji nga naan ñu ngi koy ba ñoom dañuy nangu alal sàccaat ñoom gis nga de looloo gën a ne ñoom ay sàcc lii mooy waral lii mooy wane ne ku wax feeñ lii mooy wane ne ñoom dañu def dañuy nangu alal sàcc dugal ko seen i poos sàccaat ko ñu loolu lañ def moo tax Moustapha Niasse alal fu ay loxoom ni gisuma dara te il a raison buñ ko dugal dara alal bi nee naa la gis nga ay da njong biisum yi mu am joxe ko comme affaire caution yu mel noonu jaay nañ ko de mu fekk dara sàcc nañu bisu ay da jong yi donc bi ñu jëlee ci ñenn ñi te xaalis boobu sax ba léegi c'est pas officiel xaalis yooyu gars yi dañ ko gis ci kees gi ñoom seeni kees ma ne la même bureau bi nga xamante ne moom la Karim Wade defaroon si waat ko Marème Faye Sall mu ngi yàkkan ko ba mu dugal fa bureau c'est-à-dire que dafa am ñoo xamante ne aéroport bi ay AHS également yooyu yëpp xoolal dañu ko def mooy li ñu waroon récupérer si sàcc yi ñoom loolu lañu wax dañ ko jël sàccaat ko ñoom ñooy ponkalu sàcc yi tey crise yi ñu teg fa seen i doom peut-être non si ñu si xaajale ko si yenn biens yi ay immeuble yu mel noonu dugal nañ ko ci marché bi jaay Sénégal yi comme que ñoom bëgguñu gëm dara rek ñoom si seen bopp dañuy jafoor di wax rek laa mën a wax mooy actuellement li mu rende mu ngi nag ci loxoom ci gis dara parce que Mimi Touré def yenn yi est-ce que loolu laa doon gis ci moom est-ce que parce que kii xool soxoon na toog en tout cas Malaw merci ñu ngi lay suivre ñu ngi lay continuer suivre pour xam naa ne di nga dellusi si 200 milliards yooyu ci sa page di la remercier de nous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année nga wàññi liggéey bi nga noppalu tuuti maa ngi souhaité merci beaucoup maa ngi leen koy souhaité may ñu am tamit mais ñu jóg suñu bopp ñu bañ a croiser les bras ñu ngi tënk réew mi muy kilifa politique yi wan nañu ginnaaw loolu buñ ko xamul dañuy nax suñu bopp wan nañu ginnaaw wasalaam. merci donc mu doon Malaw Touba mu nekkoon en direct ci pencum askan wi le bilan qui n'existe pas il a clairement expliqué pourquoi wax na leen tax mënuñu wax ni que Macky Sall mënuñu sax waxu bilan en fait parce que on vous a énuméré les promesses yi nga xam ni yëpp Macky Sall def na ko te amul benn bu mu ci réaliser donc bilan amu fi le gars zéro pointé partout et ma dugal notre frère ma essayé dama bëggoon woo Mbacké Seck mu nekk sama xarit sama frère pour une première fois mu participer ci live bi ñi nga xam ni tey dañoo bëgg a def maanaam xayma li Macky Sall li mu jot a def ak la mu jot a def ñu seetlu ni li mu ñàkk a def la mu wax te defu ko moom nekk li gën a fës moom la ñu mën a jàpp instant bii nii léegi donc xam naa suñu frère bi dafa jàpp
ma woo Ndeye Fall après ma woo Yeli Fall depuis Norvège suñu benn frère la moom tam mu nekk un grand activiste baal leen ma woo Yeli Fall may leen ma woo Ndeye Fall après ma woo Yeli Fall Ndeye Fall dafa nekk ci liggéey ma yeewi ko mu dugg contribution sister maa ngi lay woo man maa nekk ni di la woo ma sœur Ndeye Fall muy représentante PDS muy leaderu PDS fii États-Unis di jigéen ju mën góor moom tam di vraiment taxawal Sénégal toujours Ndeye Fall donc yaa ngi en direct ma sœur di la ne dalal ci pencum askan wi dalal jàmm. allo waa Françoise maa ngi nuyu di la remercier di la féliciter ci opportunité bi di nuyu Sénégalais yi partout fu ñu nekk dans le monde di leen souhaiter une bonne et heureuse année. di am mbégte ak kontaante loolu ñëw fii ci di plateau bi pour teer ak ñëw li nga xamante ne mooy nga wax li ma dégg ñu wax muy le bilan de Macky Sall mais le bilan de Macky Sall parce que damay xaw a am tuuti jiixi jaaxa so maanaam damay am confusion daal di wax ne bilan la Macky Sall am donc kon Françoise def naa ne mënuñu wax de bilan dañu war a mën a wax rek est-ce que Macky Sall il a réalisé ses promesses oui ou non defe naa ni loolu moo li nga xamante ni moo war a nekk actuellement discours Sénégal bi ak lan la ñuy xaar ci moom ci lan la war a ñëw ci année bi ñëw di 2018 Françoise dañuy wax ne nit bu la diggee añ jox la bu la diggee añ jox la ndékki mën nga yaakaar ni dina la jox añ bu la jox ndékki mën na la jox añ mais Macky Sall daf ñu joxul ndékki ba kon bu ñu waxee ne dinañu jox añ jox ñu reer yaakaar naa ni loolu ñu waruñu koo jox ñu Sénégalais parce que nit ki li gën a am importance ci moom mooy ci parole am ndax nit da ngay nit ne koo xamante ne da war a nekk nit ku dëggu mooy lan mooy nit koo xamante ni loolu def doo ko wax nit ku dëggu mooy lan mooy loo wax danga koy def nit ku dëggu mooy lan mooy nit koo xamante ni bul topp lu neex doomi aadama yi ba wax lu nga xamante ni day niroog ayan kon loolu def naa ni bu gañee ci yow dara def ci yow François bi wax ne Macky Sall 2012 lañ ko fal ñu lu ñëwee 2012 comme niñ koy waxee tout le temps ñoom ci seen chanson bi ñuy wax Macky Sall suffrage universel lañ ko fale à 65% de loolu la ñu wax tey jii boo falee Macky Sall biñ ko falee tamit mu ñëw Macky Sall dafa waxoon ay promesse Sénégalais yi ne dinaa réduire sama mandat dinaa ko jëlee de 7 ans indi ko ci 5 ans kon yaakaar naa ni boobu rek ci boppam boobu mooy faux pas bi Macky Sall def nga xamante ne Sénégalais yi waroon nañ ko sanctionné mais sanctionné wuñ ko comme boobu essayé na mu jàll dafay xuus te ci xuus boobu ci la nekk ba indi ñu jëlee ñu 5 ans delloo waaj ñu 7 ans ñu accepté ko Macky Sall bi mu toogee dafa ni dafay doxal li nga xamante ni mooy gouvernement sobre et vertueux dina doxal li nga xamante ni mooy képp koo xam ne jël nga alalu askan bi dina ko saytu ba ñu jëlloo ci alalu askan bi yoon dina doxal li nga xamante ni moom la war a doxal ñëpp yem ci kanamu justice di loolu la wax loolu la waxoon voilà mu commencé ci li nga xamante ni mooy traque des biens mal acquis bi mu defee traque des biens mal acquis mu ciblé woon ci ñi nga xamante ni toll woon nañ ci 25 personnes donc ci 25 personnes yi moom vision bi def naa ne ci kenn rek lu jublu woon te kenn ki nga xamante ne moom lu jublu woon def naa ne foofu moom bilan buñ koy jox bilan bu boo xamante ni c'est positif def naa ne ci côté boobu lañ ko war a joxe ndax ci mu bëggoon condamné jusque prison def naa ne def na ko Sénégalais yëpp croiser les bras di seetaan xam nga dañuy am loo xamante ni dama ko doon wax tout le temps depuis nit ki même bu fekkente ne sax liñ koy tuumaal ñu yem moo ko def dafa am yoon boo xamante ni fan nga ko war a awale ba kenn ku ci nekk boo ci tegee sa jët di nga xam ni kii li ñu wax nii ak li ñu tuumaal fii ak dëgg la te nekk na mais li gën a ñaaw ma koy ñaawlu ba tey fii ma toll mooy ni ñuy jugé Karim Wade c'est illégal
liñ ko accusé c'est abusif liñ ko tëjee aussi c'est abusif ba pare na génn ko par force Sénégal embarqué ko ci avion jébbal ko beneen réew sénégalais yëpp croisé les bras di seetaan loolu ma tuddi ko laa la wax hypocrisie des sénégalais parce que man lu ma bëggul ku ma ko def du ma nangu ko def feneen kon loolu jàll na affaire Karim Wade def na ko bu mu ko neexee ñëpp seetaan parce que xëy na moo nekkoon ci nga xamante ne mooy ki ko war a gérer ndax ki ko war a gérer mooy ki nga xamante ne moo daan tiire ay dàllam moom Macky Sall moom moo taxoon Karim Wade de papaam tegtal li nga xamante ne moom la doon moom Macky Sall kon tey jii Karim Wade moom xam na loo xam ne ci moom ba tey jii Karim Wade moom waxagu ko te ñu ngi xam ne Karim Wade lu mu xam ci Macky Sall da ko redal parce que on en a besoin parce que li nga xamante ni moom teg na ko fi mécanisme boobu pour teg ay opposants mu xool ñi nga xamante ne woon nañ leen rejoindre nañ ko mu jël dossier door ci tiroir yi moo ko wax Macky Sall moo ñëw fii à New York mu ne sama combat ak waa PDS day doog a commencé moo fa loolu lañ koy xam kon moom règlement de compte la am ak waa PDS effectivement kon yaakaar naa ne ñun suñu état wóor ñu ko jël di ko pour ay règlement de compte te nag Macky Sall trahir na suñu esprit trahir na Sénégalais yi trahir na adduna yëpp ndax lan parce que tey jii ñooñu ko jëloon tey jii dafa ñëw par tarxis te tarxis boobu mu ñëw li ko waral mooy opposition bi ñeneen ñëpp kenn campagne ul kenn demu ci terrain bi liggéey ñoom ñëpp dañu toogoon di manifester place de l'Indépendance Macky Sall daf leen a trahir rocceeku dem campagne foofu la Sénégalais yi waroon dëkk xam ni comme fii traître la tout à fait mu bàyyi leen fa dem campagne mu ñëw deuxième tour dañ ko waroon a wan ginnaaw mais wañu ko ginnaaw parce que comme ambition bi but bi mooy que Ablaye Wade na able mooy li ma wax mën nañu folli mais mënuñoo fal Macky Sall mu ñëw daan ne dina créer lu mat 500,000 emplois ci li nga xamante ne mooy 5 ans yi du mu waxoon 7 ans yi nga xam ne moom 5 ans la kon ci 5 ans yi nga xam ne moom lañ ko fal waaw léegi dama bëgg a xam 500,000 emplois yooyu fan la ci toll ak léegi def na 5 ans bay dugg 6e année ñaata la ci employé François dara France dal xedde dara léegi yow nga indi li nga xamante ni mooy bourse familiale bi bourse familiale bi nga ne da ngay dimbale ay famille diminuée ñoo xam ne seen loxo jotul seen digg gannaaw léegi yow nga calculer ci sa plan nga ne di nga def 3 mois bu jot nga jox benn famille bu ne 25,000 francs juróomi junni par ñetti weer lan la mën a def dara xanaa benn saaku ceeb ñaata weer nga ci xanaa benn weer nga ciy lekk mi ngi noonu léegi fu ko calculer année bi muy 100,000 francs léegi moom mu calculer ni war na cee dimbali lu mat 300,000 familles ci déclaré bi nga xamante ni moom la war a def ci 5 ans yi mu toog waa léegi damay laaj population Sénégal ñaata lañu fan lañu ci toll 14 millions yow ñu ngay dimbali mata sax 1 million de Sénégalais mais où sont les autres il y a combien de pauvres au Sénégal ñaata nit ñoo dund ci pauvreté ñaata nit la seen loxo jotul seen digg gannaaw bref ñu bàyyi loolu ñu teg loolu ci suuf muy bourse familiale bi boobu bu dee amoon na ci ambition mais dafay jàppale néew ju doole man dama ko tuddee ambition politique da doon def achat de voix ak de militants effectivement parce que bu fekkee moom dafa calculer mais mën na am foofu 300,000 am ci nga xamante ni moom mooy de 0 à 5 ans bi di bokk de 300,000 muy 600,000 kon pour mu am li ko war a fal dafa yomb Macky Sall mu ñëw dépensé 54 milliards ci li nga xamante ne mooy suñu carte électorale 54 milliards 54 milliards ñu war a dem ci élection législative
nga confisquer suñu ay carte benn 54 milliards yooyu ay marché de gré à gré benn nga ne benn carte la ñu am boo xamante ni mooy doon carte d'identité nationale ak carte d'électeur mais actuellement ñi ngi defar carte d'identité nationale au niveau des États-Unis ci consulat bi nit ñaa ngi dem di defar seen carte d'identité waaye di déposer seen récépissé mais récépissé bu ñu leen ko daan dañ leen ci bind non vote comme ngay amee social sécurité rek ñu ne non vote for work maanaam sa carte d'identité bii di ñëw ñi lay defaral mënoo see voté dama bëgg sénégalais yi déglu ma baax a baax partagez leen vidéo bi déglu leen partagez leen vidéo bi c'est important parce que vous aurez une analyse de quelqu'un d'une femme leader au sein du PDS qui est active dans le journalisme citoyen prenez note gardez leen ko ci calepin parce que yii ngeen soxla au moment de faire le choix yii ngeen soxla au moment bi ngeen jàkkaarloog ak seeni dëkkandoo seeni yaay seeni mbokk pour wax leen exactement la situation qui est la nôtre aujourd'hui soxna Ndeye Fall loolu point bu am solo la muy 50 milliards mu nekk loo xamante ni dama koy dénoncer nga dénoncer ko quand même dénoncer ko mu taxaw ci ndax mënoo maa comprendre carte électeur bi ak sa carte d'identité nationale moo war a nekk benn carte actuellement ngeen da ngeen ubbi benn bureau permanent ici aux États-Unis basé à New York léegi ku bëgg a defar sa carte déposer sa carte d'identité nationale na nga dem ci consulat mais boo demee déposer récépissé bi ñu lay jox dañ la ci bindal non vote maanaam bi nga déposer carte d'identité bii ñëw mënoo cee voté c'est grave mais Françoise man dama jaaxle wala man dama jaaxle yabaate parce que lu tax ma jaaxle dama yaakaar ni dañu jàppee comme ay bàyyi ma maanaam bàyyi ma maanaam que ñun amuñu xel waruñoo réfléchir waruñoo wax lu ñu xalaat te waruñu am suñu indépendance jot li nga xamante ni ñun ñoo ko moom ñu suñu droit de citoyenneté ñoo ko war a moom dañ ko war a am muy carte d'identité nationale ak carte électeur waa léegi kooku mu bëgg wax ni tey jii il tend la main à l'opposition ñu ne ci parti civil yi pour ñu mën a toog waxtaan na ci li nga xamante noonu la ñu bëgg Sénégal avancer est-ce que kii bëgg na Sénégal mu avancer non mais pas du tout te naka la Sénégal di doxee ñu def suñu ay élection nga confisquer li nga xamante ne mooy suñu ay résultats bàyyi poste nga ne yow fu nekk foo bëgg a gañe nga ne yaa ko gañe nga taxawal sa justice taxawal say magistrat taxawal say nit ci conseil constitutionnel ñu jox la ndam la jox la dëgg bi trop facile dëkk boobu naka lay doxee trop facile tey jii lii rapport na ci Seynabou Diakhaté bi tey jii mu épingle li nga xamante ne mooy gendarmerie nationale ak police bi mais ki nga xamante ne moo jiite gendarmerie bi weddi na Seynabou Diakhaté xotti na rapport bi ndax tey jii ñoom bu ñuy ñëw sëpp nee na ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci fonction yu gën a mag ci administration bi loolu la ci chef gendarmerie wax sëb leen bëgg ñëw ci ñoom bëgg leen a jiñ tuuma bi ñoom duñ ko nangu ndax corruption bi kenn ku ci nekk xam na ne actuellement Sénégal ci corruption lay doxee blanchiment d'argent prostitution adultère ñii di violer xale yi yaa may dégg extraordinaire des homosexuels partout Sénégal fu mu nekk ci kaw njaalo lañ koy diriger ci kaw fen ci kaw ñàkk wax dëgg loolu mooy li nga xam ne Sénégal ci loolu lay dox actuellement xam nga Françoise lii suñu problème dañuy gis dëgg te duñ ko wax nga gis dëgg nga ni lii du dëgg nga bëgg jël seen teg ci kaw ay dëgg Macky Sall yëpp na Sénégalais yi te ñoo ko def duñu mës a respecté ndax yaakaar naa ne buñ ko wanoon fulla ak faaya dinañ respecté moom li mu bëgg mi ngi ciy dox waaye ñun ñoo xamagul fan la ñu jëm bravo Macky Sall you doing a good job yes ba ma tënk ko you doing a good job ndax good job bi mooy lépp loo xamante ne mi ngi koy def pour jëm ci boppam ak ci njabootam ak ci famille ak ñi mu àndal moom mi ngi koy def waaye sénégalais ñoom tam ñu ngi toog di nangu lépp loo xam ne lu metti la
wala mu ñu koy teg ñu koy accepté bu doon examen la passé na ndax examen def lu bon moo gën a yomb def lu baax ndax def lu baax dafa jafe Macky Sall ne soucie pas des Sénégalais Macky Sall souciewul ci dund gu nekk ñi nga xamante moom la Sénégalais yi dund ba pare aéroport jas bi ñoom ñu taxaw wax ci lu doy waar ki nga xamante ni moo digéré l'information de l'aéroport ñëw fii ci forum des investissements des Sénégalais de l'extérieur fii aux États-Unis mu xamal ñu aéroport bi Sénégalais yi seen xaalis moo ko tabax mu xamal ñu suñu xaalis man yow képp koo xamante ne yaa ngi jënd jee avion di ñëw Sénégal tax yooyu ci lañ tabax aéroport bi wala déggoo li ma wax ba dese nañu 70 milliards yoo xam ne ñu ngi ko bloqué. gis nga waa léegi soxna ma sœur Ndeye Fall man daal damaa jommi ndax ki nga xam ni moo nekkoon le ministre des transports Thierno Alassane Sall nekkoon aussi dans le secteur nekk un expert du secteur mu nekkoon ci au cœur de la construction et du montage financier de ce dossier mu nekk l'aéroport a été payé par Wade maanaam ameluñu kenn dara ba mu fay jógee fekk aéroport bi daanaka ba fay Wade di jógee déjà maanaam daanaka fayoon nañu 3/4 yi Macky Sall la ñëw bëgg ñu tegal aéroport boo xam ne dañ ko naga fay sur 15 ans à raison de xawma ñaata milliards par année mais Sénégal yi toog toujours ne ngam kenn du wax ku wax mais aéroport da ngay seytaane dañ ko war a auditer dañoo war a auditer aéroport bi Macky Sall nee naa la Macky Sall ci kaso bi lay dee Macky Sall bu wàccee ci kaso bi lay dee bu fekkee ne ku mel ni man mooy bokk ci ñooy gérer dëkk bi Macky Sall aéroport bi xaalis bi Ablaye Wade da koo teg jëlee ko ci frais yi nga xam ne taxi yi ñuy fay aéroport ba mu fay jógee fekk daanaka aéroport bi a été payé François duma la dox dama lay renforcer li nga wax nii jóge naa ci États-Unis bi ren Sénégal jënd billet bu ma jëndee billet bi ci low season bu ma xoolee sama billet rek taxe bi ñëw na presque $600. Thank you. déglu baax li ma lay wax. You see. bi ma demee Dakar bi may ñibbi si après man su ma jaayee man tamit yow $600 yi moom mun na ma taxe man tamit taxe dafa bari. bi ma demee Dakar bi may ñibbi si ma demandé un agent de l'aéroport ba tamit man dafa am lu ma étonné. taxe bi lan moo tax mu élevé nii. mu ne ma taxe bi da ngeen di fay ñaari taxe aéroport Léopold Sédar Senghor ak taxe aéroport de Diass nga xam ne ñu ngi nekk en construction dégg bu baax li ma lay wax. gis nga. pour confirmer le Thierno Alassane Sall wax. Thank you. pour wax la ni loolu moo am suñu xaalis moo tabax aéroport bi. kon mu nekk loo xamante ni tey jii ay scandale yoo xamante ne moo nekk Sénégal yi toog noppi li ma gën a naqari mooy Macky Sall jaxase na këru diine yi Macky Sall nit ñi jaay nañu seen ngor amatul Sénégal wax dëgg amatu fa léegi daal nit ki da ngay seet fi nga xamante ni fa la sa bakkan ne wala fa la sa jàmmale nga topp Macky Sall ci wax yoo xamante ni mooy ñoo xam ne duñ wax dëgg duñ wax ci kaw dëgg di nax Sénégalais yi de jour en jour ñuy découvrir loo xam ne ay scandale te kenn waxo man loolu moo ma étonné ba léegi. élection 2019 nag léegi lañ koy définir avant ñuy dem 2019 début 2018 bi François il faut ñu tax ñu wàcc ci terrain bi wax naa ko waxati ko te yaakaar naa ne loolu rek mooy solution bi tax ñu mën a jot ci carte d'identité yi ak carte électeur yu normal ndax moom dégg naa xaw ma dëgg xaw ma du dëgg ko ñoom encastré nañu ba pare seeni carte li nga xam moom la ñu war distribuer pour élection yi boo amaa dee ñu wax naan nañu distribuer carte yan carte la ñu distribuer carte yi def nañ ko su ñuy lakk ko procureur jàkkaarloog moom préfet jàkkaarloog moom dégg ngeen benn plainte rien du tout Sénégalais yi génn nañu wax lu tax ñu lakk suñu ay carte d'identité loolu kenn ku nekk toog ci rajo ci télévision di wax ji du ko faj am na ci loo xam ne ndajum kanam borom ko mën a fajal boppam Macky Sall nii lu tax mu war ñoo yeb rek ci ñun lii la ndax benn soxor nañu
ci ñaan nañu ci ñetti nañu te kenn bëgg sa morom malheureusement looloo am bu fekkente ni nit jóg na ñu tuumaa ko loo xam ne ñun leer nañu loolu amul mais ñuy jouer ci suuf ay jeu de cache-cache naan waaw nda yaakaar nañu moo ko war a def yow yaakaar naa maa ko war yow war ngaa dund ci yaakaar naa ne moo ko diw moo ko war a def affaire Karim Wade bi dama koy jooy ba léegi dama koy jooy parce que lu tax dama cee gis sama bopp parce que lu tax ma gis sama bopp ni ñu meloon ni tey jii responsabilité bi nga xam ne jox nañ ma yor ko ma nekk di liggéey di ñàkk sama alal di daan sama doole tey jii ma dem ba nekkatuma dara nekkatuma fa ñu ne ma par force la nga daan am amee woo ko ci amin bu yo la yaakaar nañu amee woo ko ci amin bu normal waaye yéen fonction yi ngeen ma dénkoon audité ngeen ko yéen a ma joxal seen bopp ci ne fonction yi géré naa ko ci normalement na mu war a amee amul benn trou waaye ngir yàlla ak sénégalais yi jóg leen ngeen taxaw nga xeex li dal Karim Wade dina dal Khalifa Sall dina dal keneen ak keneen te waxoon naa ko ngeen leen jàpp yéen ñëpp ci kaso bi tant que wàcc ñi ci télé bi jàkkaarloo ak Macky Sall nous sommes tous à risque defantee ngeen day seen naan Macky Sall bi dellu dina sax si mu téye moom téye nañu ba pare te am na confiance ci boppam dëgg la ana li nga xamante ni mooy contrat pétrole bi Sabadola zircon bi est-ce que loolu yëpp sénégalais yi ñu ci kër gi pétrole bi gaz bi lan mooy avenir sénégalais ci ñëw ñu kes yooyu tey jii xale yi njàng mi formation professionnelle nga xam ne war nañ leen ko war a mën a defal ñu am ay liggéey xale yi ñu dem di ci liggéey ñu leen jàpp ko ay slave ay esclave loolu lan moo ci taxawaayu état bi lan moo ci taxawaayu gouvernement lan moo ci taxawaayu askan bi gis nga même dans le domaine de l'université dañoo reculer le Sénégal a reculé reculé wuñu naa ko sax Abdoulaye Wade dafa joxoon bourse ñëpp am bourse même bu nekkee lu tuuti la Macky Sall ñëw inscription yi conditions yi yokku prix yi yokku non maanaam acquis c'est-à-dire que on dirait que Macky a travaillé à détruire les acquis que Abdoulaye Wade avait mis en place pour le peuple sénégalais loolu au moins on peut le dire en somodo li ma la bëgg a wax mooy Macky Sall impeachment moo baaxoon ci moom waruñu ko bàyyi sax muy dem di élection 2010 dañ ko war a exclure des élections il devait même pas y participer effectivement fu mu nekk nii yàq na crédibilité Sénégal il est à travers le monde inapte déstabiliser li nga xamante ni mooy suñu démocratie ak suñu justice kenn amatu sa indépendance ci liggéey bi nga xam moom la nga jox les 200 milliards ñu ngi tuddee wax ne ñoom encaissé nañ ko ci crédit bi mais 200 milliards yooyu buñ ko encaissé mais nañu génn wax sénégalais ni ñu ko encaissé ak suñ ko def ko ak xaalis fan la jaar xanaa trésor public xaalis ba jaaru ko wax dëgg yàlla l'administration ça laisse des traces quand même non loolu c'est le principe de l'administration que dafay des ay traces mais yow 200 milliards ñu naan fi mu toll nii fii la nag yi jaar fii la gëléem yi jaar non ñi dañuy caaxaan ba pare ñuy toog yi seetaan mu jël caisse de consignation jox ko ki nga xamante ne mooy frère am Alioune Sall boobu nekkat beneen fen beneen maquilé parce que Macky dafa newoon si vous voyez que mon frère est actif on le cite dans les sociétés privées c'est parce que je lui avais dit que je ne le nommerai à aucun emploi waay Macky mën na kàcc quoi Macky waaw léegi may dégg ay sénégalais yu naafeq laa leen tudde ñuy wax ni que Alioune Sall am na capacité yi pour ñu war ko mën a jox loolu nga xam ne moo ko ñafeel boppam caisse de consignation mais Karim Wade bi nga xamante ne doomi Ablaye Wade moom mi nga xamante ne tey jii bilan bi ñuy wax tey jii nii c'est son bilan Karim Wade il a un bilan Macky Sall n'a pas de bilan Macky Sall bilan 0 xiifal sénégalais yi gën leen a yóbbu ci ndóol gën leen a tumurankeloo ñàkk ndox xiif sonn loolu la def sénégalais yi on est d'accord sur ça nañ ko toog mu fal ba saa yi ba doyalee mu def non duñu d'accord ci loolu ndax ñun ñi nga xam ne laaluñu ci ndoxu Mansour Faye beeg Marème Faye ñun dinañu continuer wax parce que boo leen di seetloo bilan bi tam génne leen ci bilan mystique boobu nga xam ni suñu ndox mi gis ngeen ndox mi boo kaas yi xale yi wone fan yi nga xam ne ndox mi day mel ni loo xam ni dañ ko jëlee ci benn maanaam potax ci ban parce que
en fait boo leen di seet ndox bi Macky dafa ciy dugal dañ ciy def ay potion magique moo tax booy wax sax Sénégal yi da nga leen di énervé parce que ñoom dañoo préféré tëdd rek ne tekk noppalu di ne yàcc ni yasal Macky Sall loolu li mu leen def yaa leen di jóg yaa leen di jóg gënu leen nekk sénégalais gënu leen nekk doomu Afrique Françoise dama bëgg ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko moom te ñun ñëpp ñoo ko bokk te lii de parti ci économie Sénégal dama ciy participer nga ciy participer keneen di ci participer kon tey jii Macky Sall ñun ñoo ko employé di ko fay salaire gouvernement am ñoo leen employé di leen fay salaire dama bëgg Sénégalais kenn ku ne nga xam lan mooy sa droit ak lan mooy sa devoir mais tant que xamuñu suñu droit ak suñu devoir bu ñu mën a dem ñun ñoo leen di fay kon fay boobu ñun ñoo leen di wax li ñu bëgg moom mu war koo doxale tey jii Macky Sall moom moo fi indi ku fi am alal ju rek bu lewul dinañ la woo dinañ la déglu waaw Assane Diouf ñu mu jël tëj ko ci kaso bi lan la Assane Diouf def duñu wax dara Assane Diouf laajte na benn dignitaire yow sa milliards yi foo ko jëlee mais Macky Sall moo fi indi loolu moo ko fi implanté moo fi teg loi boobu de loolu nag waa Touba moo fi teg loi boobu ñu ngi leen di nuyu au passage kilifa yi nekk Touba suñu xarit yi ak suñu soppe yi nekk Touba li Assane Diouf laajte Macky Sall moo ko def ci constitution bu bees bi moo ko may di leen di dellu rek di wax ni bu leen nangu Macky Sall di utiliser Touba pour régler ay problèmes politiques ak ay problèmes personnels lu am solo la Ndeye Fall souligner à ce niveau encore voilà parce que loolu il faut ma souligner ko Khalifa Sall ci prison bi dafa war a génn Karim Wade dafa war a dellu si ñëpp dañoo war a bokk ci élection yi nga xamante ne moom lañ jëm en 2019 ba mu def Macky Sall moom bu fekkente ne moom deret gor mooy daw ci yaram moom dafa war a démissionner moom daa war a def ni François Hollande def ni François Hollande moom loolu la war a def actuellement Macky Sall n'est pas éligible pour muy bokk ci élection 2019 Macky Sall déri la pour Sénégal et de ça moom moo ne woon les marabouts vous êtes des simples citoyens comme tout le monde et alors loolu dañ ko bëgg fàtte dëgg kon moom lu mu def gëmu ko lu mu leen di wax gëmu ko te ñoom luñ ko ñaan du ko def moom lu mu bëgg def mu def ko te yéen ngeen nekk ay nit yoo xamante ni yàlla suñu borom yi moo leen teg ak seen i barke maam ngeen am baat loolu ci askan bi askan bi leen di leen déglu kon yaakaar naa ne bu taxawee wax ne vous êtes des simples citoyens te yéen ngeen koy ñaan dara ci affaire réew mi lu mu yëkkati ngeen ñaan ko mu ba par la force moo ko teg ci suuf li mu bëgg da koy def dëgg la kon yaakaar naa ne suñu kilifa réew way ñu xoolaat seen taxawaay ndax ñoo gën a puissant état diine ji moo gën a puissant état te sax ci ñoom la rek waaw waaye nag li ñuy wax naan puude ñu mu la gis rek lay ëwee ndax man du ma ku bàyyi la nga doon du ma moom sama kër sa ànd boo dem rek teg sa borom kon di wax ni Françoise ma gàtt ma arrêté parce que xam naa am na ñoo xam ne bëgg nañu participer di wax rek maa ngi wax dafa am solo li ngay soulever yëpp dafa nekk dëgg yu xolal dëgg yu neex parce que you know yaa ngi koy parce que c'est ta pratique de la politique qui ressort dans ton analyse te booy seet ni nga koy fi nga ko jàll en tant que opposante assumée de Macky Sall nekk ci parti politique am na loo xam ne ñun ñi duñ ko xam et am na solo que perspective boobu ñu am ko ci live bi ñu def tey tuddee ko bilan ou bien non bilan de Macky Sall li ma bëgg rek mooy François di woo opposition bi nañu taxaw ñu xeex li nga xamante ni mooy injustice bi Macky Sall def ci nga xamante ni doxale ko ak seen nawle ay opposant bu ñu seetaan ñu toroxal benn opposant ngir intérêt wu Macky Sall wala intérêt wu état bi nañu taxaw ñu xeex loolu injustice boobu tey boo déggee rapport magistrat yi lu ñu wax
bëggatuñoo gis Macky Sall ak premier ak ministre de la justice yi ñuy assister seeni réunion te seeni section. merci. ils ont tey boobu la ñu génn ñoom tey. jërëjëf waaw góor félicitations. waaw ñu félicité leen ci loolu courage boobu ñu am ba wax